max bi na dem. nga dindi bopp bi nga tourné bi nga tourné jàkkaarloog man nga siggi nga wàccee loxo yi ñu ñëw na jege si bu leen ko déglu na jege si toog ñu xam kan la ak lan la waaw si gil jàkkaarloo man yow la kan ah man la Aminata. yow la Aminata man Balde. si jàkkaarloo man xool ma jàkkaarloo man xool ma ci ay bët xool ma ci ay bët yow la kan man la Aminata Aminata man Balde. ana kan moo ànd ak moom kaay maire bi na xaar tuuti ma jël ko nga toogaay bi sax dafa metti yéen ñi toog sax da ngeen di sonn assentiment man mii liggéey bi dafa metti affaire jinne yi dafa metti dafa bëri coona toogal lan moo tax nga ànd ak moom ñëw fii lan moo waral ànd lan moo tax nga ànd ak moom. asalaamaaleykum Thierno dañ ñëwoon fii. waaw. mu daanu ñu génne woon benn jinne. waaw loolu ak léegi ñaata at la. je pense que est-ce que mat na xam naa mat na 1 an léegi de si je me trompe pas mat na 1 an. ëpp na 1 an. léegi bi mu ñëwee fii rendez-vous. waaw. moom ak sama mag ñoo àndoon. waaw. bi ñu àndee bi mu duggee ci biir kii bi noonu mu réagir. bi mu réagiré après mu ne moom bu ñu génnee jinne bi ci moom rek moom day dee. xale bu jigéen bi day dee. après par la suite nga wax sama mag nañu dem ci salle bi ñu tëdd mu xaaragum tuuti après nag bi ñu demee ci salle bi fa lañ nekk ba ay 5 heures du matin si nga woo mami nga ne ko léegi ñëw leen ngeen jël garab yi ngeen yóbbu boo leen yóbboo garab bi su réagir rek ngeen indi ko man jinne jaaxaluma après par la suite la ñu dem bi ñu demee noonu moom si lañ ko affecté Sédhiou yàlla def mu am formation ñu affecté ko mu dem bi mu demee foofu nag commencé sangoo garab yi di sangoo noonu après benn jour maa ko woo téléphone dama woo téléphone di wax ak moom rek après si la ne man la jinne mu maay wax ak moom mu ne ma man la jinne ma ne ko yow la jinne mu ne ma waaw après si saa si laa bàyyi portable bi parce que dama tiitoon après mami mu ne ma kon xam naa bi réagiroon kër Thierno mu ne moom dalaa naxoon loolu la. loolu wax bu yàqu la ndax moom ñëw na fi génne naa benn jinne defe naa ne loolu sa kanam la woon. waaw kay léegi loolu ak léegi ëpp na at n'est-ce pas. ëpp na at depuis fan la woon ah. 19 la waaw 19 la. loolu ak léegi ëpp na at léegi mu dem 2 ans parce que 19 ak léegi boo jógee 19 ak léegi yàgg na n'est-ce pas. waaw kay. xam nga depuis kii bi corona bi fekk mi doon réagir ci moom mais par la suite mënuñu woon am possibilité pour ñëw mais de temps en temps dama doon wax ak Alpha Séni ma ne ko mu ngi réagir mais comme que da ko doon metti mu ne ci mbàgg bi fii la ko téye daal waaw ci mbàgg bi après dañ ko doon defaral ay kii muy sangu noonu muy sangu le temps que ñu ubbi kii bi ñu mën a ñëwaat. léegi moom boo dafa wax moom la jinne après mu ne la lan. mu ne moom la jinne yéen ak may pareel tamit. yéen ak may pareel pour yóbbu ma waaye bii yoon du ma rëcc Thierno. waaw mais fii benn jinne mënu ma rëcc fii jinne bu fi ñëw xam nga kuy Thierno déjà moom génne woon nañ ci moom benn jinne n'est-ce pas parce que amul woon jàmm yéen ñëpp yéen a ñëwoon yéen famille bi yëpp defe naa ba mu ñibbee gisuñu leen yéen a ngi ci jàmm boo leen nekkuloon ci jàmm ñëw ngeen bu yàgg n'est-ce pas waaw yow sax léegi tolloo woon nii parce que temps yi ko jinne bi sonnalee nekkoo leen woon ci jàmm n'est-ce pas yéen famille bi yéen ñëpp a ñëwoon ñu génnee jinne bi unité 19 loolu ak tey yàgg na war na ma 2 ans presque n'est-ce pas ah n'est-ce pas aha léegi nag ñu déglu jinne bi lu muy wax ba pare waaw parce que foog mu leer tamit quoi waaw foog mu leer waaw ok def na consultation waaw ok léegi mun nga dem toog ne tuuti bañ a sori
léegi na tourné yow la kan nga ne na wàcc ci suuf na egg ci suuf na wàcc. na bopp bi wàcc. nga ne yow la kan. Aminata man. suur nga ko sànka. yow la kan. Aminata. ana kiiwu suurukaay bi morso bi indi ko jële suurukaay bi. a wàcc. est-ce que mooy saxaar. yow la kan. Alassane. yow la kan. Alassane. ah. Alassane. Alassane. yow la kan. ah. Alassane. yow la Alassane. mu tax nga topp kii sigil. xam nga ko toppee. filmel. tey leen bu baax. na si yow la kan. Alassane. Alassane. foo ko toppee. ah. foo ko toppee. waxal foo ko toppee. École. ah. ñu ngi ñibbi si école. te damay dee. nga jóg. nga jóg. man la Aminata ñëw. yow la kan. yow la kan. ah. yow la kan. waaye génnee leen ma wax. yow la kan. man la Alassane. Alassane lu tax nga topp ko. ma doon wàcc école. waaw. waxa waaw. man da ngeen may sonal mais xale bi daa am problème da ngeen koy étudier. waaw waxal yow la kan. nee naa la man la Alassane. imbécile lan nga. jinne la. jinne nga. waaw. fan nga ko toppee. foo ko toppee. bu mu doon dem école laa ko gis. ba mu doon dem école nga ko gis. waaw. foofu laa ko duggee. foo nga ko duggee. waaw. wàccal sa loxo yi. waxal mënu ko bàyyi mu nooy waxal. fan nga ko gisee. fu mu doon dem école. lu tax nga topp ko. waaye lu tax nga topp ko. waxal. dafa guddee woon jour boobu. waaw waxal waaw. ay 19 heures la doon wàcc. waaw. ci laa ko dugg. ci nga ko dugg. waaw. amoon envie dugg ko sax man dama doon daw. waaw. taseeg moom rek dugg ci moom. parce que moom dugg ko. waaw. imbécile. di nga ko defaat. déedéet. di nga ko dugaat. bàyyi naa ko.
bàyyi naa ko. ñaata jinne ñoo des si moom. dara desut. dara desut. ñaata jinne ñoo des si moom. dara desut. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. bàyyi naa ko. bàyyi naa ko. salopard expliquer loolu expliquer leen. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. bàyyi naa ko. yow jullit nga wala lan nga. lan nga yow. waxal lan nga. chrétien la. chrétien nga ñaata at nga am. waxal ñaata at nga am. ñaari téeméer. ñaata at nga am. ñaari téeméeri at. ñaari téeméeri at. mun nga wax ñaata at nga am. waxal. waxal. ñaata at nga am. parce que jinne bi la expliquer jinne bi laay toroxal. su ma ko bàyyee nii day nax nit ñi. foog ma tegal ko lu métti. ma ko yërëm expliquer loolu du nit ki laay def ni jinne bi mooy nekk doomaraam doo ko may dara. waxal. ñaari téeméeri at. waaw ñaari téeméeri at nga am. waaw. lan ak lan nga ko yàqal. lépp. côté góor yi de. côté góor yi. waaw. di nga ko defati wala doo ko defati. pare naa ci. kaay nga fii sa tànk bi. Alors, donc, le marabout Thierno Moulay Sow est en train de torturer le djinn. Oui, Pas le la djinn. personne, c'est le djinn qu'il est en train de torturer. Parce que le djinn a toujours l'habitude de leurrer le marabout Thierno Moulay Sow. Donc, au début, le djinn disait qu'il s'appelait Amina Balde. Donc, il donnait Alors que c'est faux. le nom de la fille, alors que c'est faux. Quand le marabout a pu utiliser le volcan Johnny Johnny. volcan Johnny Johnny, donc le djinn a pu parler et a dit son nom exact. Et son nom exact du moins, il a dit qu'il s'appelait tout simplement Alassane. N'est-ce pas? Il a expliqué qu'il a suivi la fille depuis l'école, quand elle descendait de l'école, parce qu'il faisait tard. Donc c'était l'heure du crépuscule, c'était vers 19h. Donc Thierno Moulay Sow vient d'expliquer qu'il est en train de maltraiter le djinn, de torturer le djinn. Parce que s'il le laisse comme ça, c'est pas la fille. Le djinn va continuer à malmener la fille, à gâcher sa vie. C'est pourquoi il est en train de torturer, pour que les gens puissent comprendre, de torturer le djinn, mais pas la fille. Donc si vous voyez la scène, ça paraît un peu dur, compliqué. Vous pensez que Thierno Moulay Sow n'a pas de cœur, qu'il est en train de torturer la fille, alors que tel n'est pas le cas. C'est le djinn en elle qu'il est en train de torturer. So ladies and gents, if you see this very video, you can be a little bit astonished because Thierno Moulay Sow is just, beating or fighting with a jinn, but not with a woman, not with a lady. Because from the beginning, the woman or the jinn, inside this woman didn't like to talk. He was given the name of the very lady. He was saying that his name is Amina Balde. But when Thierno Moulay Sow, the king of the king, the Khalif General of the jinn, used the Churai Volka Johnny, the jinn then said his name, and he said that his name is Alassane. And he explained even that he followed the lady when she was, coming from school, at the evening time when it was 7 p.m. So you can understand that when you're going back home or when you're going out, in this very time, 7 o'clock p.m., something like that, a jinn can, hypnotize you and possess you. So Thierno Moulay Sow explaining once again to everybody that he's not, beating or fighting with this very lady, but with the jinn. Dale no tudo. Alassane. Alassane. Alassane nga tudd. Di nga ko duggati. pare naa ci. Imbécile di nga ko duggati. Salopard. Imbécile di nga ko duggati. Salopard. ñaata jinne ñoo ko dese. jeex na. nga ne no tudd Alassane. ñaata at nga am. ñaata at nga am. noo mel luy sa melukaan. jàll salopard kon yow yaa des ci moom teppeekul nga wax yaa des ci moom. Alors le djinn vient d'expliquer qu'il est âgé de 1000 ans et qu'il est le seul qui restait vraiment dans le corps de la fille. Donc il dit que vraiment maintenant c'est fini et il va laisser la fille tranquille. So the djinn saying that he is 1000 years old. And then he's the only one who was remaining in the body of this very lady. And he says that he is now ready to get out from the lady,
from the body of this very lady. So you see then how Thierno Moule Sow is once again defeating the jinns and fighting with the jinns and winning the battle. léegi ma tuubal la wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey waxal ci kaw bés ni ki tey tuub naa dugg naa ci diine l'islam nga ne noo tudd Alassane waaw dégg ngeen jinne bi nee na Alassane la tudd foog ma torturer ko jaay ko yëfu salopard parce que salopard la tey su ma ko defaloon nii du génn foog ma teg ko lu métti mu xam ne kat moom méttiwul maa ko gën a métti foofu waaw c'est normal léegi nag ku xamul mën na ne nit ki lay def nii ñoom ñoo bëgg a faju ñëw te dama koy dimbali sax moom dafa waroon fay waaw dama koy dimbali dafa war a fay comme mu leer loolu comme mu leer waaw tuub nga sigil xool tuub nga imbécile foog ma leen di saaga parce que c'est des imbéciles Moustapha ay imbéciles lañu parce que dañuy yàq askan bi di toroxal ay doomu aadama léegi nag yow mi xamul lu xew nga ne Thierno day maanaam day torturer ay doomu aadama non jinne yi laay torturer soo jàngul nga dem laaji boo xamul nga dem laaji man jinne yi laay torturer ñoom laay minimiser parce que bu ma ko deful li du génn. heureusement tey moo ñu fen volcan bi moo tax. sinon day wax pour xale bu jigéen ñi nga yërëm xale bi doo ko mën a faj te fekk ne moom la moo gis nga volcan dafa am doole lu làqu mu feeñal lu nëbbu woon mu feeñal mooy volcan jooni sigil nga ne noo tudd Alassane waaw jinne bi léegi nee na Alassane la tudd léegi nan laa koy tuddee mu tuddee ko Mohamed merde yow yaa may wax ku ma lay tuddee salopard ñun gënoo ñu bëgg yonente bi suñu lépp yonente bi la mais yow tu es salopard tu es imbécile yow du ma la tuddee yonente bi ki dama koy tuddee journal Moule TMS yonente bi jinne bu baax laa koy tuddee du ma ko jinne wala kaane yi du ma ko tuddee yonente bi nit jinne bu baax nga koy tuddee journaliste Moule TMS laa ko tuddee dégg nga dégg nga loo tudd Alassane non nan laa la tuddee journaliste lan Moule waaw naka journaliste Moule mun nga teppee ko wax wala mun a wax journaliste Moule waaw waxal journaliste Moule waaw journaliste Moule TMS noo tudd journaliste Moule TMS jinne bi tuddee nañ ko journaliste Moule TMS parce que jinne bu salopard la du ma ko may dara c'est un imbécile lan nga mën salopard loo mën waaw dara mënoo ko imbécile ñaataat yaa ngi yàqal kii nga ne mënoo dara doo bàyyi fen lan nga mën salopard xoola muy rek kii walla kaana la si gil wax ak man nga naan nangam waxal mën nga wax walla mënoo wax loo mën mën nga wax walla mënoo wax mën naa ubbi wërsëg mën ak naa lan ko tëj mën nga tëj ak lan waxal liggéey bu bon tamit mën naa ko mën nga liggéey bu bon ak lan waxal waxal ak lan mooy sonal mbokk yi gis ngeen su ma ko def loon nii du wax léegi nag journaliste Moule TMS génnal ci yaramu xale bu jigéen bi mu gën a gaawee génnal ci mu yaramam yàlla génnal ci moom yàlla génnal ci yaram yàlla gis nga nu mu yëngalee tànk bi gis ngeen nu mu yëngalee tànk bi génnal ci yaram xale bu jigéen yàlla xam nga nekkoon ci moom
boo nekkoon ci moom ah ci Mbàkke ban Mbàkke waaw ban Mbàkke nga nekkoon gauche waaw génnal ci moom yaatu génnal ci moom yaatu génnal
Alors, chers internautes, chers téléspectateurs de la TMS TV, vous voyez certainement sur ces images donc la fille qui était possédée par un djinn qui est vraiment couchée sur la natte, un peu plus calme. Donc au début, vous savez, depuis le début de l'histoire, donc le djinn qui possédait la fille depuis le début de l'histoire ne voulait pas parler. Donc le djinn donc prenait le nom de la fille et disait qu'il s'appelait Aminata Baldé. Alors quand le grand marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king, le khalife général des djinns, a utilisé le volcan Joni Joni, donc il s'agit d'un encens, ce qu'on appelle cuuraay en wolof, il l'a utilisé et tout simplement a obligé le djinn vraiment à révéler son nom. Et le djinn a dit qu'il s'appelait tout simplement Alassane. Donc le marabout l'a converti en l'islam et l'a appelé tout simplement ce djinn journaliste donc Moulay TMS. Alors le marabout a ensuite demandé au djinn de sortir du corps de la fille. Et là maintenant la fille a fait des mouvements incroyables. Elle s'est roulée sur elle-même et là elle est devenue calme. On essaie de voir, il y a un temps d'observation normalement pour essayer de voir si exactement le djinn est sorti ou pas. Donc c'est le marabout qui va essayer de voir donc dans quelques minutes si le djinn est sorti ou non. So ladies and gents, followers, all the fans of TMS TV, all the fans of Thierno Moulay Sow, we're having very incredible moments right now because we're having a lady just lying on a mattress, just lying, sleeping right now on this very mattress because she was hypnotized by a jinn, I can say, but right now she's still so calm because from the beginning the jinn that was hypnotizing this very lady didn't want to say his name. He was just taking the name of the very lady, saying that his name is Amina Baldé. But right now, when Thierno Moulay Sow used, what his name, Touray, what his name, Volcan Joni Joni, the jinn now said his name and said that he was Alassane, you see. And he explained that even he was following the lady since she was young, since she was going to school, since she was coming back from school, when it was 9 o'clock. You see then how Thierno Moulay Sow is doing. When first a jinn doesn't want to say his name, Thierno Moulay Sow is still using Volcan Joni Joni, just showing his power in front of all the jinns. So we see that right now the lady is, lying on the mattress, sleeping. We're gonna see Thierno Moulay Sow is behind me, just trying to check on this very lady and understand whether the jinn has got out or not. So let's give the floor to Thierno Moulay Sow. He will say whether the jinn is out or not. Salut, comme ni nga ko waxee ki ngeen gis ci image yi ñuy jël ci caméra bi mu am na ñaari at mu ñëwoon ci sëñ bi fële ci unité 19 sëñ bi génne woon ay jinne ci moom ñu indiwaat ko fii tey génne woon benn jinne ci moom ñu indiwaat ko fii tey biñ ko indee nag ca commencement bi xawoon na am ay jafe-jafe il a fallu que sëñ bi utiliser pouvoir am dëgg-dëgg yëngal ko gësamal ko bu baax a baax parce que biñ ko laajee da doon wax ni moom Aminata Baldé la tudd alors que bi ko sëñ bi yëngalee gësam ko bu baax a baax finalement ci la ni moom jinne Alassane la tudd moo topp xale bi dugg ci moom benn timis boo xam ni ci école bañ koo bàyyi finalement pour ñu mën koo waxloo pour sëñ bi mën koo waxloo sëñ bi dafa mujj a utiliser li ñuy wax cuuraay volcan Joni Joni loolu moo tax mu mujj a wax avoué na carrément ci kanamu ñëpp ne ni moom fi mu ne nii léegi bàyyi na xale bu jigéen bi gis ngeen sànq sëñ bi am na wax yu mu wax fii ba nga gis mu tëdd commencé di nelaw kon ñu bàyyi xool nan la wànnentu di mujjee ak i gëtëm instant bi day nelaw ci image yi ngeen di gis ni xale bu jigéen bi instant bi day nelaw ñu mën a xam que gis nañ sànq ni ko sëñ bi gësamee ñu bëri du ñu comprendre dañuy yaakaar que ni sëñ bi nit ki lay gësam mais alors que jinne bi la doon gësam bon
jinne bi du ma am lu ma bëgg ci moom. waaw bu ko deful woon noonu kon du am li mu bëgg ci jinne ji léegi ñu ngi ko tuddee journaliste Moulé TMS noonu la tudd léegi journaliste Moulé TMS kon sëñ bi ñu jublu ci liggéey bi dina yeewu léegi. dina yeewu léegi incha allah.